voilà mbokk yi ñu ngi leen di nuyu am ngeen jaajëf tey nag dellusiwaat nañ ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak suñu mbokkum bopp mi may faral di wax ne ab ngéyeen la kooku moom nijaay la ci man ndax sama koy jur Guèye la sant muy Seydou Guèye ñu xam ko bu baax a baax mu nekk fii ci Médina nekk tamit porte parole bu présidence loolu tuutiwul ñu xam la cam ci parti bi nga xamee ne moo di APR léeg-léeg ñu dégg la ci wàllu politique nga nekk ci ñi nga xamee ne yéen a ngi ci takk ndeer wala ci keppaaru Macky Sall di ko jàppale ci liggéey bi Seydou Guèye ñu ngi lay nuyu. jërëjëf El Hadj Maodo maa ngi lay delloo nuyu yu gën a sell tibbee ko ci sama xol rawatina bi nga ma joxe cër bu ma neex muy cër yi nijaay donc jarbaat moom. c'est clair. dafa am lu ci nijaay moom te kenn du ko ci sañ lu dul moom di nuyu mbokk yi ñuy déglu. di leen déwénati ndaxte bi ñu jógee ci julli geeg léegi weesuwul di ndokkeel sunu mbokku catholique yi nga xam ni démb la ñu def seen 15 août ci anam yoo xam ni wute na ak nanu ko daan defee mais yàlla ak ay ndogalam jaam ak nangoom di la yeesal njaalit ci sunu mag ju baax ju fi bàyyeekoo muy Babacar Touré foog naa ni réew mi ñëpp jaale nañ ko ñëpp jooy nañ ko am na lu mag ñuy wax nag xaw ma formule bi nee nañu bu sigil ndigaale bare ki dem moo nekkoon nit ku baax te foog naa ne sigil ndigaale li bare na yal na ko yàlla teeroog yërmande amiin amiin atte ko ci yërmandeem te jéggal ko très bien alors monsieur le ministre mën naa ko duppee noonu fi mu toll nii situation pandémie bi moom la ñuy tàmbalee waxtaan wi li nga xam ne umpale woo ko mooy Sénégal fukki diiwaan ak ñeent yëpp fépp la laal lu xew li xew mooy li xew ci àddina bi rek mu nekk gan goo xam ni dafa bett ñëpp jaaxal ñëpp sew ci ni muy doxe daal di ànd ak nag loo xam ni day faat bakken am na ñu ko jàngat te foog naa ni jàngat boobu kenn waru koo dàq nee nañu sunu borom mooy wane boppam ci nii dégg naa ci lu bare ñii ne sunu borom moo jëlaat àddinaam téye ko di ko defaraat kooku yéen ñi yàlla may ngeen seen xam-xam màcc ci wàllu kaamil ak diine mooy waxtaan yi ngeen war a yeggali rek parce que loolu ñun li mu ñuy jëriñ mooy alerte la yoo xam ni war nañu defaraat suñu taxawaay ci li ñu gëm waaye li ma fi indi du loolu li ma fi indi mooy xëy na ñu am ci jàngat ak seetlu boo xam ni ci wàllu cër bi ñu yor ci réew mi voilà très bien acte yi gouvernement bi posé voilà cër bi ñu yor ci réew mi mu nekk cër boo xam ni li ci jiitu sénégalais dajaloo dénk ko président Macky Sall ne ko del dogal ci turu ñëpp muy définir li ñuy wax les politiques publiques moom rek la ko constitution bi may ñu jànkonteeg situation mu laaj ñu xoolaat politique publique naka lañ koy doxee parce que umpule woo ni àddina bi yëpp la gësam gannaaw bi mu gën a gësamee ku nekk ci ñun ci fort intérieur am mooy dafa li may wax ci tubaab dafa indi benn ébranlement collectif et intime en même temps te liñ ciy jàngat mooy réew yëpp seen kattan des na ku yaakaaroon ni am na foo toll gis nga ni sa fragilité ngi nii sa vulnérabilité ngi parce que gan gi bett na la te day reye kenn xamagul la koy faj ndax amaguñu doom yooyu naan pour wér amaguñu ping yu ñu lay jam pour nga wér donc amul vaccin amul garab li nga xam ni réewu dëkk àddina bi yëpp mankoon nañ ci moo di xam nañ ni dugg nañ ci xamuñu kañ lay jeex ñi ñuy faj ñun ñu yaakaar ci ñooñu pour ñu faj ni ña nga ca école di jàngit parce que lu bees la ci ñoom xamuñu ko mu yëngal àddina bi yëpp tey jii dëkk bu mel ni États-Unis rek Amérique lu wat 5 millions nit am nañu jàngoro bi mënumaa lim nag bakkan yi ci rot bu dee Brésil bu dee Afrique rek tey jii lu ëpp millions yi nit am nañ ko fi bakkan yi ci rot ëpp na téeméeri junni tey nag Sénégal am ci taxawaay parce que bi mu tàmbalee jàpp naa ni président Macky Sall le 2 mars ci la tàmbali dañuy wax benn plan d'endiguement mooy jël ay mesures yu gaaw pour mën koo dànd mën a fexe ba mu bañ a lore ci mesures yooyu ci la ñu dem ba mu indi état d'urgence boo xam ni wàññi dem ak dikk bi la ak tere daje yi donc mbir miy dox mais ñu deltee jàngat ni li médecins yi dox pic maanaam crise boo gis
dafay yéeg ci kaw stabiliser wu commencé wàcc te foog naa ni ba tey ci li ñu jàngat ñu ngi ci yéeg bi rek ba tey. waaw ñu ngi ci yéeg ba tey loolu mooy problème bi parce que bu ñu fàttali ko président Macky Sall dafa ne woon nous sommes en guerre est-ce que léegi perdre leen guerre bi parce que askan wi dañu wax ne da ngeen def relâchement da ngeen a teggi seen tànk léegi nag affaire ba ngeen ko teggee ba léegi nag yëf yi dafay gën a dem. non tegg gi nag am na ñu ne est-ce que Macky Sall amul pression yu nekkoon ci moom voilà est-ce que amul ay kilifa yu wax ak moom yéen dafa mel ne da ngeen a préférer économie bi à la place de la santé. déet. ah bon président Macky Sall dafa jàpp benn mooy ci contexte bi ñu nekk ni ko réew yëpp di wutee di ko jéem. il faut sauver et la santé et l'économie ñaar yëpp ngay sauver. ah bon ñaar ñëpp ngay sauver. pendant que santé bi di gën a nasax di gën a. mais santé bi santé bi nasaxul problème bi moo la ñu xamagul naka la ñu koy faje parce que problème bi boo ko xoolee dëkk yi mu njëkk laal li leen njëkk dal mooy transmission wu virus bi nit ñi di ko joxante ci ab anam yoo xam ni hôpitaux yi ñu yor amatuñu capacité te seen malade dal na France ba ñu génne seen ay malade di leen yóbbu Allemagne ñu leen di faj seen système am na fu mu toll woon ba ay docteurs yu jóge Cuba ñoo ñëw di leen dimbali am na fu mu toll woon ci États-Unis ba Égypte moo jël ay garab ak ay médicaments di ko joxe Chine jël jox àddina bi dimbalante donc loolu mu am ci benn tegtal mooy système yëpp ñoo vulnérable système yëpp ñoo fragile donc comme mbir mi mbiru transmission la mooy njëkk problème bi jëkk paj gi door a ñëw la ngay def mooy yan mesure ngay jël pour transmission bi wàññeeku ci ñu indi ay mesures wàññi dem ak dikk bi indi fi couvre-feu indi fi ay réglementation ci circulation interurbaine interrégionale interdépartementale ak yooyu yëpp après ñu daal di toll ci beneen phase boo xam ne président Macky Sall dafa choisir li ñuy wax adaptation parce que virus bi ni muy doxee it mënoo ñëw sacrifier nit ñi am na seen benn collègue journaliste bu ko wax formule bu ma neex parce que dafa nekk dëgg nee na sauver dund gi baax na lool war na waaye toppatoo ndugg mi it baax na te war na donc loolu boo ko jëlee mooy ñaari aspects yi ngay wax wane ni président Macky Sall fi mu taxaw ci adaptation bi ñaar ñëpp la kàttanal parce que ci diggante bi boo buggee loo ko méngaleel war nga jàpp ni budget annuel au ministère de la santé c'est près 180 milliards mais rien que ci maladie bi président jagleel na leen près de 80 milliards ak contribution sénégalais yi aussi. oui bien sûr ci fond bi c'est-à-dire kooku dañ koy saluer di ko rafetlu oui parce que fond ba léegi dégguma ci bilan dégguma ci waaw non dinañ ci ñëw bu nañ ci waxtaan tuuti mais pour wax rek ni stratégie d'adaptation bi moo nu yóbbu ci ñu amaat yeneen façon ni communication pour wax ak nit ñi ok parce que adaptation bi ñett ñoo ko seq nit ñi war nañu engager seen responsabilité individuelle ci aar seen bopp aar nit ñi war nañu am ay démarches yoo xam ne ci biir communauté yi ndaw yi wax ak ndaw yi jigéen ñi wax ak jigéen ñi mag ñi wax ak mag ñi ku nekk wax ak kii sa père ki nga yemal pour que ñu bokk ay attitude yi dafa simple àddina bi yëpp ñoo ci mànkoo d'accord ci muy raxasi loxo muy taxaw bu ñu nekkee comme ni ñu toogee ñu dandante lu war ab mètre ak lu ko ëpp beneen bi ñuy takk masque gis nga France altine bi kese ñu weesu ci la yenn dëkk comme Marseille après Paris ak yeneen junneeg ñeenti téeméeri commune daal di d'accord ci port du masque démb dégg naa ci dëkk bu toll ni Espagne am na sax ñoom fu ñu tàbbi nee nañu ñaari nit bu ñu dandantee lu ëppul mètre tere nañu ko taal cigarette di tox donc yooyu mooy li nga xam ni moom lañ yor pendant que nit ñaa ngi avancé di seet lan mooy saafara bi dégg nañu ci Russie am na vaccin boo xam ni génne nañ ko donc OMS mi ngi koy saytu di seet naka la mën dëppook protocole yi bu fekkente ni efficacité am na yeneen dëkk a ngi seet donc loolu moo fi ne ci diggante bi nag ni ko Sénégal amee yore rafet na ndaxte président Macky Sall taxaw na njaboot yi
mais ñu ngi ci wetu 250 presque plus que 250 morts. Parce waaw que loolu moo doy waar. non jël ay mesures def allègement jëlaat ay mesures. mais mesures yi. courbe bi di gën a yéeg rek. mais mesure bi kenn waxul ni kenn mosut a wax ni. ku raxas say loxo takk masque jël distance doo faatu dañu ne ku sàllook yooyu def loolu mbir mi mën na laa bañ a dugg dafa wute parce que bu fekkente ni jàngat bi ñu am mooy comme def nañu lii kenn waru cee faatu ñu ngi nax suñu bopp loolu munta ne. non même pas faatu mais. te boo ko xaymaa tey dafa am xeetu transmission bi fi amoon mu doon cas importé néew na léegi des na ba tey mi ngi am tey ji li ñu gën a jaaxal mooy cas communautaire transmission communautaire. mooy virus baa ngi ci biir communauté bi di circuler. loolu moom moo tax président Macky Sall ca ndorteel li ne nañu am taxawaay ak un engagement communautaire. parce que mi ngi ci biir nit ñi mi ngi ci biir gër yi mi ngi ci biir gox yi yaa ko wax bi ñuy tàmbali fukki diiwaan yeeg ñeent yëpp ma nga fa. partout. te am na jamono joo xam ne nañu ko doon xayma mooy am na diiwaan yu ko amul amoon na jamono yoo xam ne indicateurs yi ñu doon joxe dañ naa wax 22 départements sur 45 ñoo ko am mais tey li nga xam ne dañ koy jàngat mooy région de Dakar et département de Dakar principalement Thiès ak Diourbel fa la mbir mi gën a saawee. d'accord léegi nag ci Thiès ak Diourbel boobu nga xam ne fa la mbir mi gën a saawee est-ce que du ngeen dem ci finalement ci confinement ci 3 localités béréb yooyu la ci Sénégal est-ce que yaakaaru leen ne da ngeen dem ba yegg foofu. mais bi ñu tàmbaleeg léegi Sénégal mosul jël confinement Sénégal stratégie am état d'urgence la woon. ak réduction de mobilité. mais mosaguñu jël confinement comme yenn dëkk yi. ni ñu ko defee comme moobu ni ñu ko tuddee waaw mais justement waaw mosul am donc loolu souvent damay dégg nit ñi naan. waaw wooy confinement mais Sénégal mosagul jël confinement. comme stratégie. mais ñetti diwaan yi ngeen wax nii lan ngeen yaakaar ne su ngeen ko jëlee comme stratégie comme ni nga ko waxee léegi dana gën a fànq parce que Dakar Diourbel ak Thiès. kooku tegtali. doy na waar xam nga fan lay jógee. ci ni ko président defee ci tàmbali ba tey. bu ko ñi am xam-xam ci mbir mi joxee tegtal. wan ko. médecin yooyu. ne ko impact bii la nii ak nii suñu ko defee suñu liggéey dina gën a yemb ndax nañu gën a mën a maîtriser. parce que objectif bi ñu am mooy maîtriser ko maîtrise la ñuy wut. donc bu nu ko joxee tegtal moom mooy xool li situation bi laaj te bunt bi mu ubbi mooy lii kanook stratégie mooy adaptation ak proportionnalité. adaptation mbir mi lu mu laaj ñu def ko. ci dayo bi nga xam ni moo dëppook mbir mi. mais lan nga jàngate il faut apprendre à vivre avec le virus. non c'est pas avec le virus. parce que vivre avec le virus mooy virus baa ngi ci sa biir. waaw mais ci biir mais apprendre à vivre en présence du virus. waaw mooy li ñu wax rek. mooy li nekk nii rek. mooy li nekk nii kon nag comme tel nañ ko wax. oui ndaxte li ma wax sànq moo fi ne économie bi dañu koy toppatoo sauver ko sauver santé bi tey jii li feeñ mooy apprendre à vivre en présence du virus. léegi c'est clair. mooy ci teewaayu. tàmm geste barrière yi tax nga mun dund ak moom parce que ni ko président waxe woon soo amee gan mu dëkk si te yow mënoo toxu na nga ñàkk seeni bërëb. seen diggante am na benn mbokk bu ne ma bay boo ñu wax avec le virus parce que virus baa ngi ci ñun c'est juste c'est un commentaire. bon c'est-à-dire c'est un commentaire qui se défend. oui parce que médecins yi avec bon médecins yi nee nañu. oui dafa am ay porteurs asymptomatiques. oui ay doomi Sénégal wala ay nit. yoo xam ni yor nañ ko. oui ba wér ci te mosuñoo xam ni yor nañu ko. oui donc kon nit ki su waxee loolu dañ ciy bàyyi xel parce que ñiy gëstu. di xeltu di faj ñoom it hypothèse boobu intégré nañu ko. très bien léegi nag ci biir li nga wax léegi xam nga Macky Sall dafa jël alal dugal ko ci Covid 19 bi am ay bonne volonté ay sénégalais yu dugal làmb seen jiba mais depuis lors dégguma fu ñu defee benn bilan par rapport à ces fonds. mais bilan balaa nga koy mën a def nga pare. kañ la ñuy pare. kañ la ñuy pare parce que loolu dafa adossé wu ci li ñuy wax un plan de résilience un programme de résilience économique et sociale mu am ñeenti fànn bi ci jëkk mooy résilience système sanitaire bi. ñu yëkkati ci xalal jooju 64 milliards def ci. beneen bi mooy résilience su population yi moo tax ñu indi ci million ak lu topp. ci ay kër ci biir Sénégal
ñu jottali leen ceeb pat suukar dëwlin ak saabu pour ñu mun a toogandi ci kër yi jamono yi ñu doon wax restons à la maison parce que léegi dañ naan soyons prudents restons vigilants loolu mooy message mais jamono ji ñu toogee ci kër gi mooy ndimbal loolu lañ ñëwoon indi ko pour nit ñi mën a toog leneen li ñetteelu kenu bi mi ngi aaju ci consolider cadre macroéconomique bi ngir préserver emploi yi may entreprise yi buñ ci génnee ñu mën a relancer wu te ci loolu defal lañ leen ay yombal ci wàllu impôt ci xaalis bi ci délai yi defal nañ leen ay yombal ci yu bare ba tegal leen lu war a mat 300 milliards yoo xam ni pour dette intérieure bi la pour ñu mun ko fay yëkkati yeneen 200 milliards yoo xam ni pour ñu dem am lu ñu leb pour investir ci anam yu gën a yomb bi nga xamee ne ñeenteel bi ci kenn gi waaw bi nga xam ñeenteel bi nag mooy jël matuwaay yëpp pour garab du manqué jël matuwaay yëpp pour pétrole ak essence du manqué jël matuwaay yëpp pour ceeb ak diwlin du manqué. waaw mais d'accord xam nga Seydou Gueye ñu ngi lay sant bu baax a baax ci leeral yi nga indi nii parce que Sénégal yi dañuy déglu ci 14 régions yëpp ndax émission bi dafay jàll ci synchronisation xam nga dafa bari ay milliards yu ngeen di faral di génnee te après bu ñu xoolee ba xool day mel ne yéen maanaam sens de la priorité day mel ne day xaw dafa leen di xaw di manqué tuuti ma jox la ci ay exemple par exemple li xew hôpital Dalal Jàmm gars yi ñu ngi contesté di naqarlu ñàkk jumtukaay yi nekk foofu la gis nga monsieur Touré PCA bi ni mu démissionné ak kaddu yi nga xam ne rotal na ko tabax bi ñu tabaxal fële Abdou Diouf tant de milliards encore une fois. Abdou Diouf centre Diamniadio terre bi kooku bokkul dara ak terre milliards ci génn. milliards mais dëkk boo koy développé il faut nga génne ay milliards. waaw foofu laa jëm. dëkk kenn du ko développé ci ay dërëm ak ñaar dërëm. waaw d'accord mais parallèlement boo xoolee par exemple su ma jëlee terre bi par exemple. Ndeye Sall toog na fii mu ne 680 milliards la moom loolu la wax chiffre boobu la joxe am na ñu ne ëpp na ko pendant ce temps da ngay dem ci benn hôpital garab sax doo ko fekk. est-ce que loolu priorité yéen a ngi leen di. boo xoolee 2012 ba 2020 gannaaw juróom benn fukki milliards yi mu tudd. budget wu ministère de la santé dafa jógee 80 milliards dem ba 180 milliards. lu jege 100 milliards moo ci yokku naka noonu budget wu Sénégal boo ko defoon ñeenti xaaj benn xaaj bi moo dem ci éducation rien que mbay mi diggante daaw ak ren président yokk na ci lu war a mat 40 milliards loolu la ñuy yore réew ba pare boole ci ay projet yoo xam ne day faj soxla yi kenn umpalewul ni tey Ndakaaru bés bu ne ñu jàmbat ko mobilité collective transport dafa nekk lu méttee métti ba ñëpp bëgg dëkk biir Ndakaaru parce que bu ñu fi amee liggéey transport bi day métti loolu rek li muy coûté économie wu Sénégal xayma nañ ko depuis 2007 2008 la mu gën a tuuti dina tolloog 100 milliards bu économie du Sénégal di ñàkk par at donc soo indee tey projet de mobilité collective parce que dafa am yeneen zone yoo ubbi pour nit ñi mën fa dëkk mën fa liggéeyee mën fa am seen ay activité nga war ko développer nga war a dem ba aéroport nga war a servir ñi liggéey Diamniadio war a yombalal ñi dem Géejawaay seen dem war a yombalal ñi dem Pikine seen dem war a yombalal ñi dem Thiès ak Tivaouane seen dem foog naa ni nga boole ci yéene ni sénégalais yi war nañu bàyyi ay 7 places war nañu bàyyi ay tàncaloo ci ay oto voyager ci conditions yu confortable soo amee yoon bu la ko yombalal ci app yoo xam ni fay bi du diis torop ci yow boo yéenee Sénégal da nga koy jël. non paradoxalement man gis nga man kay hôpital Dalal Jàmm bi man li fa xew daf ma jaaxal sax ñu ne comme dispensaire sax bu taxaw ñu ne dara nekku fa kii. hôpital Dalal Jàmm bi président Macky Sall bi président Macky Sall bi président Macky Sall di egg si tabax bi pareegul équipement dugagul. Abdoulaye Wade ko fa tabaxoon. ci diggante bi. équipement du bare président Macky Sall yóbbu na ko fa. ah bon maintenant tey jii. bu fekkente ni da nga nekk président d'un conseil d'administration. oui da nga am ay cër ci orientation stratégique yi
ci validation programme yi ci validation wu projet yi ak ci ni ñuy yoree kër gi man nag jàpp naa ni lu ñu war a seetaat la bu fekkente ni dawal nga sa mandat ba mu des fukki fan ak ñett nga tekki seen ndombo tànk dina ma jaaxal dinaa laaj ci diir bi ko jiitu muy ñetti at wala ñeent. nga wax lu tax loo def. lu tax tekki teelu ko woon a tekki nga bëgg a wax. non démission moom nit ki mooy xoolal boppam. évaluer jàpp ni mënatul def li mu war a def. wala moo évaluer daal évaluation personnelle donc kenn du wax ni teel na wala teelu mais damay laaj man ci diggante bi lan la ñu def pour mu yomb gannaaw man wax naa ne la effort yu bare état bi def na ko ci wàllu équipement ci laboratoire ci maternité ci ay machines ak yooyu yëpp indi nañ ko fa. d'accord alors ci wàllu justice wàllu magistrat yi loolu moom sa domaine la sax loolu moom wàllu droit xam ne jàng nga ko bu ñu lu ñu toos ay mbir mais dafa am benn fait bu am temps yi bu doy waar bu amoon Podor benn magistrat Ngor Diop. am na xam nañ mbir mi ni mu tëddee en tout cas ni ko sama confrère yi waxee ñu daal di koy muté yóbbu ko Thiès def ko comme conseiller est-ce que loolu dafay wundu ne magistrats yi am nañ liberté est-ce que séparation des pouvoirs yi mi ngi dox ci réew mi. non mooy dox loolu dafa doy waar magistrat kenn du jékki-jékki ñoom sax dénoncé nañ quoi ils sont en colère. non dafa am magistrat du siège. oui ak magistrat du parquet. ma jël na man nag ci wolof baat bi rek laa jël. waaw ba cumb bi quoi. waaw c'est-à-dire que siège ak parquet leen di wutale leen différencier. oui mooy ki nga xam ni buy àtte day toog. ñooñu ñooy les présidents de tribunaux ak yooyu. am na ko bokk ci siège mooy juge d'instruction. am na ñoo xam ni ñooy les magistrats du parquet. mooy ñi nga xam ni suñuy wax dañuy taxaw. ok ñooñu ci ëttub àttekaay noonu la ñuy toogee donc ñooñu. seen mbir mooy défendre société bi te ñoom dañu am lënkaloo ak chancellerie li ñuy wax ministère de la justice mooy seen kilifa. mais ñoom ñëpp dañu bokk ci benn famille. oui famille boo xam ne ña ngay daje fa ñuy woowee conseil supérieur de la magistrature. oui conseil supérieur de la magistrature boobu président de la république moo koy présider. ministre de la justice nekk ci bokk ci magistrats yi di tànn ci seeni biir ñu leen di war a représenter en fonction collège yi ñu am par exemple magistrat 14 ans plus wala yu demee noonu seen ay mbir la mais ñooy yebal seeni ndaw. ñu am nag nu ñuy liggéeyee mais damay bëgg wax ni sunu système ñun. parce que dëkk boo gisee citoyen sénégalais yow Maodo lan moo tax amoo sañ-sañ ci jël nit tëj ko kaso wala ne nañ ko ren loolu sama domaine la mënu parce que jànguloo ko xaw ma ko sax mais amuloo légitimité parce que justice ñu ngi koy rendre ci turu peuple sénégalais kenn rendre ko ci sa jàng wala dara ak loo bare xam-xam ci turu peuple sénégalais nga koy am donc dafa laaj nga am légitimité dëgg-dëgg gannaaw jàng bi expertise légitimité bi tax nga mën a àtte ci turu Sénégal dafa am fooy jokku donc loolu moo tax suñu système dépendre ci légitimité wu président de la République bi ñu fal au suffrage universel boo demee dëkk bu mel ni États-Unis foofu seen magistrat yi dañ leen di fal moo tax ci dëkk yooyu mën nga dégg ni juge bi républicain la juge bi démocrate la mais ñun suñu dëkk attanul loolu parce que dañ leen tere def politique. ok mais le gars là il est réputé rebelle ah. non du affaire rebelle wala dara. xëy na bañkat la wala yu demee noonu et puis d'ailleurs bañkat bu fekkente ne li ñu relaté fay yi loolu est-ce que nit bañkat dafa am cër yoo xam ne defal lii bàyyi la mën a non bàyyiwuma dama bëgg wax lenn. oui dafa am cër yoo xam ne bu ñu la ko dénkee. amul bañ doo taxaw naan bañkat laa da ngay def sa liggéey ci ñett li la texte yi may li la sa conscience dicté mais identité wu bañkat. man dama koy jàppee comme identité activiste. mais dama bëgg non pas activiste dama wax ne waa ji xam na li muy def ndax moom liggéeyam la. waaw jàng na ko ban yóbbu ko foofu ci Podor. mais bés bu nekk nga dégg bàyyi diw intervention mu téye. bés bu nekk nga dégg lu mel noonu tey jii li may rafetlu te dégg ko. dégg naa UMS yëkkati kàddu. rafetlu wu ñu décision bi. non depuis démb dégg naa ONDH yëkkati kàddu rafetlu wu ñu décision bi. foog naa ni li ñu wax mooy yoon. li ñu wax mooy yoon moo di décret bi ñu jàpp ni dafa illégal ña ngi koy attaqué ji fi mbax ne nekk benn. donc loolu mooy état de droit. d'accord nañu xaar ba xam loolu buñ ca yeggee. fu wànneen di mujjee ki gëtëm. waaw fu wànneen di mujjee ki gëtëm. monsieur Seydou Gueye li ma la bëggoon laaj mooy fi mu toll nii da nga waxaat lu am solo ci wàllu Covid bi ak milliards yi nga wax. nan nga yaakaar ne réew mi dana relever wu parce que secteur yëpp la affaire bi la. pour waxtaan wi gën a neex dañ jàpp ni àddina bi yëpp tekk ci suuf. fii Sénégal waaye ñun amuñu doole non àddina bi yëpp daanu. c'est-à-dire que loolu soo ko considéré wul doo mën a considérer porter li Sénégal di def.
démb président de la république jiite na bërki démb réunion boo xam ni ci PAP 2 bi la jëlaat. parce que boo ko xoolee ni ñu liggéeyee ba Covid bi dugg 2 mars ñi ngi doon doxal le plan Sénégal émergent PAP 2 bi war a jóge 2019 dem 2023. mbir mi yegg si ñu xam ni nañu ko waroon a doxale dootu mu leen demee noonu. président indi benn programme de résilience économique et sociale bi ñu jox 1000 milliards yi ñu waxtaan ci léegi. bi mu jógee nag ne léegi programme boobu comme jël nañu marque yëpp ba xam fi ñu war a liggéey am comité de suivi boo xam ne fàtte nañ ko wax sànq mi ngi ci ginnaaw bu xayma jotee dina ko def. léegi dañuy continuer politique bi ñu amoon mooy PAP 2 bi la ñuy jëlaat recadré waat ko en tenant compte de li fi xew seet naka la ñuy continuer la ñu fas yéene woon a def ñu xayma ko tey jii ci diggante 2019 ak 2023 24 dina toll ci 14 milliards et 700 quelques millions mu indi ci nag la nga doon wax tuuti sànq ci kanam mooy priorité yi. secteurs yi nga xam ni moom la ñu war a jëkk toppatoo te mu nekk ci vision wu président Macky Sall mooy santé. tey jii la mu diir mooy fexe ba yëkkati plateau technique hôpitaux yi lu mel ni dalal jàmm nga doon tudd ñu yeggali équipement bi jox ko équipement yu bees ñu am ay centres de santé ay hôpitaux ou des établissements de niveau 4 et de niveau 3 mu gën a yaatu ci biir réew mi parce que liñ ci génne tey jii ci jàngat mooy solution yu endogènes yi nga xam ni yaa koy mënal sa bopp nga war a toppatoo donc loolu war nañu yóbbu ci souveraineté alimentaire bu gën a taxaw bay dunde donc gerte ceeb bi war nañ ko gën a gaawal war nañu yóbbu également ci souveraineté pharmaceutique parce que war nañu mën a defal suñu bopp ay garab war a mën a defal suñu bopp ay vaccin donc li fi nekk di kër yoo xam ne da koy produire fas yéene na leen kattanal ci wàllu restructuration ak ci wàllu yombalal seen ay formalité pour ñu mën a liggéey boobu naka noonu it ci mbay mi naka noonu ci élevage bi parce que tey jii war nañoo garantir la ñu soxla ci ay xar ci wàllu tabaski war nañ koy mën a génne ci dëkk yi bàyyi ko jéggaani donc solution endogène yooyu wàññi jéggaani bi yokk suñu résilience économique gën a toppatoo daara yi gën a toppatoo it technologie de l'information de la communication parce que gis nañu bi mbas mi ñëwee buñ leen amul woon liggéey bi dina jafe ndaxte visioconférence yi bokk na ci liy aar nit ñi dina yokk it potentiel bi te Sénégal am nañu potentiel bu am solo parce que xarañu xale yi feeñ na ci mbas mi ci li ñu créé ci ay machines yi raxasee loxo ak yeneen ay xeetu xarala yoo xam ni tax na ñu mën a dox ay jéego donc loolu mooy diiru président de la République. d'accord li am ci wàllu justice bi ñu dellu si ci waat parce que loolu mënu ma ko ci woon a bañ a ñambaasaat léegi mooy xam naa ne sa xam-xam màcc na ci wàllu fànn boobu la man dama bëggoon a xam est-ce que foofu am na lien ak rôle assemblée nationale parce que dañoo gis ñu ngeen fi libéré gouvernement bu Sénégal bon en tout cas justice bi ñoo leen libéré ndax nekkuloo foofu la ay liberté provisoire ku mel ne Bougazali ak tamit monsieur Diallo bi nga xam ne ay problème médicament lañ ko jàppe woon njaareem gars yi daal di koy bàyyi nu ñu daal dem seen yoon pendant ce temps là am na yeneen i mbir yoo xam ne yii am xawaat na fii pharmaciens yi jóg l'action de l'Assemblée nationale ñoom seen rôle normalement mooy contrôler l'action du gouvernement. Mais loolu mooy seen rôle. mais le gouvernement ñu taxaw wax ci. mais parce que justice dafa indépendante. mais justice Sénégal. mais parce que tey jii non parce que tey jii kiy libéré. moo lay may liberté provisoire dafa am régime. oui c'est-à-dire dafa am ay xeetu délit yoo xam ne bu ñu ko tegee sa kaw mënoo koo am bu fekkente ni dafa am ay article yoo xam ne moom lañ la teg. ndax jëf diñ lay jiiñ. mënoo koo am bu fekkente ni li ñuy wax les garanties de représentation yi nga war a joxe matul yenn saa yi di nga ko mën a am bu fekkente ni def nga àpp ci biir kaso bi ba janoog juge bi ba mu laaj la ba nga jox ko garantie donc régime boobu mënoo cee xam dara mënuma cee xam dara xam kan moo ci mën a xam dara juge bi ko mayee. non damaa gis kay kon fi gracier dugal ko ci liste bi te jugement bi sax jeexagul mi ngi woon en cours. waaw non mais dafa am non dafa am ñaar ci affaire garab yi. dafa am ñaar. oui dafa am buñ la jàppee ba wax ak yow
ba ni la dinañ la déposer jox mandat de dépôt. dafa am doo koy toog loolu la ñuy wax détention préventive ci biir détention préventive boobu képp koo xam ni tëj na ci da nga am àq ak yelleef mu tàmbalee ci droit de visite mu tàmbalee ci yi nga xam ne mu tàmbalee ci seet sa yaram di la faj. am na ñoo xam ne dañ leen bàyyi parce que médecin bi leen xool moo ni seen état de santé àndul ak ñu leen di tëj ci kaso kooku mën na nekk. am na koo xam ni juge bi dafa ni la ma bëggoon a xam yëpp xam naa ko ci moom bu ma joxee garantie yi nga xam ni bu nu ko soxlaa dinañ ko gisaat mën naa koo bàyyi nëgandiku ba bés bu ñuy taxaw pour atte ko loolu it ci liberté provisoire la bokk. ci xeet yi nii liberté voilà nit ki. maintenant dinañ ko gis léeg-léeg mu jaaxal ñu parce que dañuy jàpp ni kii ñu bàyyi de li mu def rëy na. trop. waaye la mu rëy it tant que jugé ñu la tu es présumé innocent donc rëy bi ci sunu gis-gis la. li fekk atteegun la. fi nekk atteegunu la ba teg la daan nga dem ci procédure yëpp ba mu définitive présomption d'innocence mooy dox. ci li ma xam as néew ci jàng boo xam ni yàgg na bi ma ko gëjee jàng. waaw mel na ne fàtte woo ko. waaw non dañ ci waxtaan rek xam ñun homme politique yi moom. waaw il faut que ñuy wax ci lu nekk. waaw xam nga dafa am loo xam ne dafay sa war a wi dafay yënd loolu la ko wolof di waxee wala boog caxat gi mi ngi law mooy maanaam 3e mandat. te yow mii dafa mel ne jamono dikkoon nañu ma dégg la nga ne loolu bokkoo ci ñi gëm ba ma jubbantee wax ji bokkoo ci ne ñi gëm ne Macky Sall dina ko def. mais nit ñi dañu am juumte. mandat bi population yi ñoo ko moom 3e candidature la ñu mën a waxtaanee. comme na mu amee ci yeneen réew. parce que mandat bi doo ko jox sa bopp. xam naa dama ko jox sa bopp non waxin la rek. te candidature boo ko tegee ci dëkk. waaw dafa am nu ñu ko tëggee. mais ba nga war a jaar ci soo déggee ma koy wax mooy dafa am lu xew Côte d'Ivoire am lu xew Guinée te suñuy bokki bopp wëruñu léegi te ñun daanaka yi sànni tàcc yi moo ci desandi est-ce que léegi yaakaar nga ne yow moom li ma bu ma fàttewul mel na ne Seydou yow d'accord mel na ne ñi waxoon ne yaakaar nga ne Macky du ko def ca nga bokk. li may mën a tontu ci tontu bi. oui mooy di ñaanal suñu mbokk Côte d'Ivoire yi ak Guinée. jàmm dellu si fa. parce que foog naa ni tey jii balaa nga naan naam ne fa li fi ne tey ci sunu réew ñun mooy yàlla nañu yàlla dimbali ba nu génn ci mbas mi. candidature jotagul. parce que app bi 2024 la. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. mais fi mu toll nii amuloo ci. mais man dama laaj bi dafa non parce que man dama bokk ci kuréel. am kilifa. te boo nekkee ci kër am kilifa te déggal sa kilifa lu mu leen bu ci waxagum nga topp ci. loolu am nga ci droit nga déglu ko. dégg ndigal nag dafa bokk ci mbirum taalibe te man taalibe la. waaw non moom kay li nga tënk léegi nii yaakaar naa ne bari na lu muy firi alors situation politique APR fi ngeen toll. fi ñu toll mooy. jaxasoo parce que APR noonu la bindoo APR parti la boo xam ni. doo xam énergie bi mi ngi fi. yéene baa ngi fi. tënku ci ginnaaw président Macky Sall ngi fi te foog naa parti su la yàlla dimbalee. ba nga am énergie boobu. nekk ci sa ginnaaw leader. di déglu mot d'ordre parti bi di ko doxee. oui bien que parfois moom. non kooku ay ambition yoo xam ni kenn. non ambition. du ko wax ci suuf. ambition nit ku baax moo koy am parce que man sama ambition nit ku baax. mooy yàlla bu ma génnee àddina yàlla naa dem àjjana kooku ambition la. di ko ñaanal ñëpp di liggéey nag pour yegg ci loolu. ci politique lii sama ambition fi ma tollu ren yàlla naa ko weesu déwén. loolu mooy ambition. maintenant ambition. da nga ci nekk di ci liggéey di ko waxtaanee ak di ko bokkal. parce que tey jii man mun naa am ambition. am na ambition yoo xam boo ko waxee tey mën na laa génne ci gouvernement. mun naa am ambition man suba ni dama bëgg nekk maire Médina wala maire Ndakaaru kooku ambition la kenn mënu ma ko tere. oui. du dëgg. mais ci biir APR. maintenant ci biir APR. oui. comme parti yëpp yi fi mos a jaar yëpp. muy parti socialiste. muy parti démocratique sénégalais. muy alliance pour la république. bu ñu nekkee ci nguur dafa am loo xam ne dafay xew. ñii ñëw bokk ci dañuy bari. mu lay indil genre yi moddu waxtaan wala siisante
ñoo fi nekkoon nekkuñu fi mais bu ñu yemoon ci ñi fi nekkoon kese xëy na duñ yokk ba toll niñ toll te ñi ñëw it li ñu war mooy dalal leen ànd ak ñoom it ñu nangu bokk ak ñun te nangu cër yi nga xam ne dañu fekk ni ni yor ko bu ñu waxtaanee loolu lépp lu waay bëgg xaj na ci biir waxtaan ci kaw nga nangu ne ñii de bi may egsi ñoo ma dalal te bi may ñëw ñoom ñoo doon jiite donc du ma ñëw tey daan leen dindi teg leen feneen donc loolu bokk na ci liy indi xiiroo ak ngaayoo ci parti yi mais man maay leader bi ki dootul leader te loolu it ñay bañ mën nañ leen dégg parce que bi dëkk bi amul kenn ñoom ñoo dagg garab yi taal lamp yi xàll yoon wi ba indi président mu taxaw donc bu nit ñëwee kay ba li président de la république di doxal convaincre ko ba mu ne da ciy bokk si li ñu war mooy ñu dalal ko la ko war it mooy mu nangu waxtaan ak nit ñi mais bu buggee jaay nit ñi doole kenn du ko nangu kooku c'est une question logique ci àddina bi yëpp noonu la demee. ok yaa yore porte parole bu présidence monsieur. non Latif Coulibaly ministre Abdou Latif Coulibaly mooy porte parole bi moi je suis chargé de la communication mais porte parole daf ma tàq daal. daf la topp parce que xamuñu bëree bëri ba léegi moom lañ lay xoolee. c'est vrai communication présence nga yore. c'est loolu dëgg la ndax léeg-léeg ma gis conseil des ministres yi yenn yi mu am lu ciy xaw a feeñ maa ngi ciy jéggalu ci loolu daanaka nag xaw leen taxu leen a sore bon. non même conseil des ministres kiy defar communiqué bi c'est le ministre porte-parole du gouvernement madame Ndeye Tické Ndiaye Diop moom moo ko yor. loolu xam naa loolu. waaw mais yow ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu communication bokk ci wolof te mu laal présidence yow lañ ko gàll. voilà bu dee ka yore kaddu ga nag muy Abdou Latif. waaw dal nañ ko fi bërki démb. pour mu gën a leer. maa ngi koy nuyu suma mag bu baax la. waaw Abdou Latif Coulibaly kon ñu ngi lay nuyu waale ci loolu waaw léegi Médina googu moom nañ ca dem gée nga dëkk. xam nga Médina nag Seydou Guèye neexul ba neexul ah. xëy na da nga li nga wax léegi da nga nekk taalibe bàyyi yu bare bari muy jàll mais li wér te wér mooy lépp dara xewu fa dara mënu faa xew ump la ci politique. waaw alors am na ay gegeer yu ne ci biir am na yoo xam ni kenn du ko wax ci kaw ak yaa fa nekk ak Ba ak tamit Bamba ke nekkoon ministre bi ñu nekkoon wàllu tourisme soxna si. Maïmouna Ndoye voilà. Maïmouna Ndoye mais yeggalil lim bi boole ci Pape Abdoulaye Seck ak Awa Marie Coll Seck waaw ma nga fa Médina kay dañoo bari ay kii Pape Abdoulaye Seck ma nga fa Maïmouna Ndoye ma nga fa Seydou Guèye ma nga fa Bamba ma nga fa ak yow mi ak Ba léegi nag Bamba Fall moom moom loolu lay wax toujours moom bu nu dëkkee bu ñëwee fi ma duma leen parce que moom jàpp na ne moo gën a am proximité ak askan wi parce que maire la xëy na peut-être am na lu ko yàlla defal ak yu demee noonu beneen bi ci tegu tamit mooy Médina information yéen fay jot mooy ba léegi yéen àndagu leen ànd koo xam ne kii da ngeen di xàccandoo di. oh non ku ko wax day juum. ah bon parce que Bamba maa ngi koy nuyu di nuyu ñi nga lim ñëpp leen jaajëfal leen balwaax leen baal. tey ñaan yàlla mu jéggal ñu defal ñu ndam. Bamba bu waxee loolu war na ko wax ndaxte man ni damay wax parce que saa yu élection jege man dinaa ko gagné. ah foo koy gagné. am na ñu ay jaar-jaar day gagné tey ñu gagné suba rek boo ko xoolee bu fekkee jàngat nga bind na bu baax. dañu koy paasante rek. kon kenn yorewu fa majorité. moom mooy maire bi moom la ñu mujj fal moom lu waa Médina tànn 2014. mais 2014 ak 2020 am na lu xew nag ci diggante bi. am na lu war a changer ci côté am na lu changer sama côté. du dëgg maintenant ànd bi ci laa bëgg wax. gis nga bi Covid bi tàmbalee. oui. ci ni ko président Macky Sall digalee woon. ne wàcc leen dem ci seen ay base ngeen ànd ak autorités yi. ak association yi société civile bi ngeen dimbali askan bi noonu la ñu mànkooyee ñun waa Bennoo jël bataaxal bind ko maire bi Bamba Fall mu nangul ñu ko ci audience ñu ànd ak moom tabax comité Covid local bu Médina. mu dénk ma ci prévention bi ma ànd ci ak ay yeneen nit yu bokk ci ay yeneen kuréel ku mel ni colonel Aaj yàlla may ko xam-xam ci wàll boobu ñu defar plan de prévention mu jox ñu ci ay cër ci wàllu séddale ceeb bi ak dëwlin bi ci wàllu prévention bi ñu toog dimanche bu ne ñu ànd di ko réunion ba bi ñuy inauguré ñëpp ñëw teew ñu ànd ba tey ji mu jox ñu ci ay cër ñu liggéey ci liggéey boo xam ni looloon ñu taxoon a jóg muy ñaari point benn bi mooy naka la ñuy ñëwee jàpp ci séddale ceeb bi pour bu jaar yoon ni ko président bëggee parce que ceeb bu président Macky Sall yëkkati joxe ko te damay wax li ma Bamba Fall wax mu ne ma ceebu président la maa ngi ko ciy gërëm man yàgg naa joxe ceeb mais ceeb bi dama leen koy jox yéen ngeen seet noo leen koy joxee
parce que bëgguma ci ñu ñaaw d'ailleurs ku bokk ak man sax duma ko ci jox cër te la mu wax noonu lañ ko defee ba yàlla dimbali ñoom ci liñ bëgg mu ne ma prévention bi yow laa bëgg nga présider commission bi ñu ànd ci liggéey ak colonel Hadj bi ma lay wax indil ko plan wu prévention bi ñu génne Médina mu valider ko ñu génne jëm ci ASC yi jëm ci boulanger yi jëm ci marché yi jëm ci ndaw yi def la donc kooku ñun ñëpp ñi bokk bennoo ñoo ko àndal parce que dafa wàccoo ak li ministre Mansour Faye joxe ci circulaire bi wax naka la ñuy defee comité local bi daf ko ni na nga boole ñeent maire bu ne na boole au moins ñeent ci ñi nga xam ni ñoo doon xëccoog moom 2014. noonu la quelqu'un Ibrahima To Sané ñëw représenté écologiste yi waa parti démocratique sénégalais nekk ci ak ñeneen ñi amoon ay liste ñëw nekk ci ku mel ni Ousmane Kanté ku mel ni Sidi Sam ñi amoon seeni liste ñu ànd ñëw mottali liggéey bi waa Médina yëpp ànd te jàpp naa ni taxawaay boobu waa Médina rafet nañ ko parce que gisuñu ci lu jubul lu war lañ ci gis te nit boo nekkee ci gox yor cër def ba askan wi def nga li la war. kon nag wàccoo nga ak ñoom. am nga ambition nekk maire. bu ñu yàlla mayee ñu fekkee. da nga fas yéene jàkkaarloo jëg Bamba ñeme nga ko. mais Bamba mosuma ko ragal. mosuma ko ragal. ah bon lu tax ma koy ragal. ah mais benn sama rakk la. oui ñaar day politique may politique. yàlla may ko xam-xam may ko ragal gi mooy damay ragal nga Sonko ko daanu rek man kay waxuma ragal nii au sens premier du terme. mais boo jiitee mbooloo. ñu am yaakaar ci yow. yéene la ko. yéene bi jéggi sax sa cadre parti. nit ñi am yaakaar ci yow da ngay taxaw ñaan yàlla mu may la nga am ndam ñaan yàlla mu may la d'abord nga fekke tal et puis ñaan yàlla mu may la ndam yàlla ko moom donc ñu ngi koy ñaan suñu borom mu defal ñu ko. mais daal li wër te wër mooy bu nu fi yàlla bàyyee da nga samp sa ndënd. bu neexee yàlla fekkee maa ngi ànd ak wér d'accord maire bu Médina. d'accord mais ci loolu nag sax laay putoxloo waaw local yi moom kañ lay doon parce que problème bi mooy est-ce que sax maire yi fi mu toll nekk ñu dans l'illégalité parce que 21 mars 2021 la ñu waxoon ba léegi affaire bi même njiit réew mi sax daa mel na xamul kañ la. non dafa am lu ñu dab bett ñu yëngal ñu. muy Covid bi. déer naa ci presse bi ci fan yi passé rek. ni comité dialogue bi war na reprendre liggéeyam. waaw waxoon nañ ko. parce que dafa nekkoon ponk boo xam ni langue politique bi yëpp ak société civile ñoo ci àndoon d'accord ne nañ leen ko toxal. ndaxte dafa am yoo xam ne dañ ko war a mottali ngir mën cee dem ci anam yi gën a rafet. mooy auditu fichier bi. mooy yeneen ak yeneen. ña nga toll woon nag ci xayma foog na la muy laaj ci ay koppar ak la muy laaj ci technique parce que terme de référence lañ nekkoon di liggéey. jotoon nañu waxtaan ba may partenaires yoo xam ne jàpp naa ne war nañoo mën ñëw jàpp ci pour liggéey boobu gën a yemb donc foog naa ni ni nga ko waxee. kenn dafa xamul kañ la. problème kenn xamul kañ la. loolu mooy problème bi. waaw non mais loolu. loolu du lu bees. mais du yàq dara tamit. non foog naa ni yàqul dara parce que. ñu dóor ci taabal dina wax leen ñu bis parce que société civile bi dama la jox information yëg nga ko ñoom dañuy jaaxle nee nañ ñu mel ne ñoom. ONG 3D bu mu ñoom mu Ndiaye Cissé ñoom nee nañ affaire bi nag gouvernement bi na létt nit ñi wala mu firi leen. non ñoom it. parce que même bu mu Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko mu Ndiaye moo la gën a xam complexité wu question bi. ah bon xam na ni mu complexé mais létt leen wala ñu firi leen parce que nit ñaa ngi léttu fireeku bee jotagul fireeku bi xam nga mooy lan. mooy consensus yi ñu war a am ci dialogue bi ñu génne ko parce que fi ñu toll nii ñu ngi léttu. fireeku bi la ñuy xaar pareeguñu moom moo la gën a xam loolu. ba mais en fait wax na fi bëri démb ci rajo bi daal ne daal en tout cas war ngeen joxe ay mais lii du ngeen leeral la lanterne des Sénégalais. c'est-à-dire lanterne Sénégal yi li koy leeral. mooy nañ leen tabbiwaat ci biir dialogue bi. am agenda de travail ni ñu ko tëggee woon. ñu leen ci app yi ñu waxoon nii leen ko mun a defee. parce que élection la ca gën gaawantu baaxu ci la ca gën mooy consensus ba nga xam ni di nga dugg ci procédure yoo xam ni ñëpp accepté nañ ko soo buggee bu jeexee nga am résultat yoo xam ni kenn du ko contesté. oui mais ba fekk comme léegi Covid bi kenn xamul kañ lay jeex. te lu ñuy gën a dem temps bi di gën a dem est-ce que du ngeen dem am yàgg affaire bi amaat problème entre présidentiel. Covid bi kenn xamul kañ lay jeex ñu ngi yaakaar gaaw cee génn kenn xamul kañ may jeex moo tax ñu tàmbali fexe ba trouver les modalités de retour à la vie normale ci wàllu économie ci wàllu santé ak ci wàllu activité yi noonu la ñu ñëwee ci yeneen fànn yi pour fexe ba retrouver un rythme et un retour à la normale. loolu nga yaakaar. moom laa yaakaar parce que suñu borom lu bare la mën.
d'accord looloo ci gën tuuti ci waaw waaw loolu moo gën a tuuti ci man suñu borom alors ba léegi nii am na ñuy wax ne les Sénégalais sont fatigués économiquement parlant poos yi widd na non rawatina ci jamono ji nga xam bi ñu ni nekk ak yu demee noonu Covid bi sonal nañu voilà mais ndimbalu état te li ngeen séddalee ndimbalu état bi def impact bi lañ gisul ñëw na ci nit ñi bu baax ah bon yow doo ko gis Maodo man de gisuma ko wax xam nga lu tax doo ko gis lu tax parce que saaku ceeb mosul nekk sa problème astaghfirullah voilà mais ki nga xam ni Seydou man ab donga rek laa di ki nga xam ni tey jii boo ko joxee ñaari saaku ceeb jox nga ko dund ñett wala ñeenti weer nga tegal ko ci ay macaroni tegal ko ci dëwlin ak suukar sant na bu baax rawatina nag nga am jëf joo jëf ci facture courant jëf joo jëf ci. dafa mel ni dañ koy wax ci wàllu affaire bi seeraat na non seeraatul dafa mel ne Senelec de lam may woon lay nanguwaat. état mënul fonctionner noonu. De toutes les te façons fi ngay gisee ndimbal li gën a am solo. ci état bi kooku dañ ci war a kañ état wu Sénégal Covid bi. lépp état bi moo ko gàddu kenn fayul te ñi ñu xool. jël leen yóbbu leen ci ay bërëb. ñu nekk ay contact ñu yor leen. ëpp na ci 25 000 sénégalais wala 30 000 sénégalais ñoo xam ne état bi moo leen jël dugal leen ci ay hôtel fay leen buñ la jëlee hôpital doo fay garab doo fay lal doo fay piqûre doo fay dara donc loolu it système bu taxaw ak état bu am yéene ci population moo koy def boo ko delloo it ci li nga xam ni mooy suñu doole koom donc lu ñu war a saluer la ndimbal li war na gën a dem ci population yi moo tax ñuy xàll yoon pour activités yi dellu si ndimbal li boo ko xoolee président Macky Sall bu ne Covid bi lu mu tar-tar na entreprise yi fexe ba bu ñu dàq kenn suspendre licenciement yi aj avis d'expulsion yi pour ñu bañ a sonal nit ñi ci wàllu loyer boo fayul dimbali la ci courant dimbali lu ci ndox jox la ceeb jox la suukar jox la dawlin teggil la lu bare entreprise yi ñu dimbali leen impôt boo koy fay nañ ko dàq échéance yi ñu pousse ko annuler yenn yi yëkkati alal ju takku teg ko ci sa disposition ne la boo buggee gën a continuer say projet demal ci guichet sàngam ci banque sàngam soo ñëwee mën nañ la lebal ci anam yu gën a oyof ya nga ko daan defee démba continuer nag dimbali nit ñi préserver emploi yi dimbali secteurs yi yëkkati lu bare jox ñi nekk ci dem ak dikk bi transport foog naa jox nañ ne war a mat 8 milliards hôtel yi ñu jox leen xaalis bu bare secteur informel ndimbal li pour nga mën a avancer la relance nag soo ko déggee mooy jël alal ju bare def ko ci ay secteur pour mu mën a jébbi ndaxte tey ji Sénégal li muy ragal du récession parce que récession mooy dëkk boo xam ne croissance bi dafa nul mooy la nga màggee zéro sax a ko gën mais ñun jàpp nañ ni ci calcul yi ñu am dinañu jóge ci 6,8 tàbbi ci 1 et quelque. lu mu gàtt-gàtt. lu mu gàtt-gàtt. d'accord donc nga war a xam ni. mbir mi du mbiru caaxaan. il faut ñu am détermination mais tey jii bu ñu mënee taxaw loolu fii il faut que ñu saluer stabilité wu cadre macroéconomique bu Sénégal bërki démb rek la fii. Banque mondiale fi muy jógee. saluer résultat wu Sénégal ci dëgëraayu cadre bi nga xam ni moo yor économie bi. d'accord Seydou Gueye xam naa ne yow yaa yore lépp loo xam ne jëm na ci wàllu communication ci présidence fi ñu toll nii wax nga lu am solo ne nga porte parole gi dafa laa taq rek foo dem ñu wooteel ñu woowee la ko yan baat ngay tëjee parce que yegg nañ ci njeexitalu émission bi. mais baatu sant ñëpp gërëm ñëpp. di wax ni di jéggalu bu fekkente ni wax naa loo xam ni jubul. te bu wóorul it ñu jéggal ma ko parce que jàpp naa ni fi ma teg sama tànk ci lu wóor laa ko teg. beneen bi ñaan sénégalais yi di leen wax ni tey jii ñun ñëpp ñoo war a góorgóorlu. sauver état wu Sénégal. sauver sunu pays. sauver sunu pays mooy respecter gestes barrières yi. sauver sunu pays mooy topp digle yi. sauver sunu pays mooy gunge état bi ci élan collectif bi nga xam ni mbir mi moom la laaj. nañ leen ànd gën a nekk benn. nañ leen ànd dimbalante te di ñaax responsable yi nañu wàcc ci biir communes yi nañu wàcc dimbali nit ñi ci pooru masque dimbali nit ñi ci saabu
dimbali nit ñi ci gel parce que boo koy seetlu bi ñuy door a tàmbali responsable bu nekk wut na saabu wut na eau de javel dugg ci biir commune yi benn yoon lañ ko def mel ni benn yoon boo raxasoo dootu dañ tey la nit ñi gën a soxla saabu tey la nit ñi gën a soxla gel tey la nit ñi gën a soxla masque état bi def na ci 10 millions de masques mais ñu nit li ñu am nañ ko ci def génne seeti nit ñi jox leen di masque waxtaan ak ñoom loolu moo ñuy dimbali te ñaan yàlla it mu teggil ñu ko génne ko ci àddina bi d'accord yal na ko suñu borom defal. monsieur Seydou Gueye monsieur ñu ngi lay sant bu baax a baax. di la gërëm ci disponibilité bi nga am. bàyyi sa yitte yëpp ñëw fii ci Sud FM seen rajo ngir waxtaan ak askan wi am loo leeral wax nga lu yaatoo yaatu ci wàllu Covid bi ñëw nga ci aspect économique bi taxawaay bi nga xam ne njiit réew mi taxaw na ko ci dikk ngay tamit ci askan wi ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu justice bi di la sant bu baax a baax di la gërëm bokk ñu doon déglu tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. jërëjëf incha allah merci Seydou Gueye. merci ñu yore wàllu communication bu présidence bu. macha allah vraiment di kontaan nag ci sa liggéey. ndeysaan bokk naa ci ñi lay déglu. ndeysaan yow ak oustaz Alioune Sall. jërëjëf maa ngi koy nuyu. di leen wax ni continuer leen rek ci ngeen def. yéen ñiy wax ci diine. yéen ak ñuy dimbali loo xam ne mun leen ko fay ndaxte saa yu ñu leen déglu. am ci lu ñu gën a defaree suñu jaamu yàlla. jërëjëf kon nag loolu dal na xel mbokk yi kon incha allah beneen dimanche daañu di kat ci beneen invité fii ci Sud FM jërë ngeen jëf merci beaucoup. merci.